sama doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement bi. procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy amalee àllarba bu jot muy émission bu yittewoo lépp lu aju ci wàllu politique àllarba la ñu koy amal ci télévision Futurs Médias en direct tey nag ñu di ci recevoir honorable député Cheikh Bamba Dièye nekkoon na fi jëwriñ ci gouvernement bi nekkoon na itam maire ca Ndar ñu am mbégte bu yaatu di ko recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias honorable député ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Papa Ngagne maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi di nuyu mbooleem téléspectateur TFM. di bëgg loolu chaque fois ci ñëw jotaay ak yow. jërëjëf waaye honorable am na nag loo xam ni daan nañ koy dégg sax par rapport à l'opposition. mais yaakaar naa ni lu bees li ñu ciy dégg jombul ne ump la muy des opposants dealers di nga koy dégg quand même des opposants dealers daan nañ dégg lu bëri nag loo xam ne daan nañ ko wax jëmale ko ci opposition mais terme boobu nga xam ni dañ ko collé à l'opposition tey ba nga xam ni fi mu nekk nii mi ngi bëgg a nekk benn mode ci opposition bi ndax yaa ngi koy dégg nan nga ko gisee. dëgg la Pape ñu ngi koy dégg ñun ñëpp mais bu amee de ak fu mu mënti amee rafetul ci opposition rafetul sax ci acteur politique fu mu mën a nekk. te li nga xam ne ñun la ñu war a xam mooy que ni benn souci la ñu war a am ci Sénégal mooy intérêt yi réew mi bari na souvent dañuy wax ni ku baax yaa ngi féete opposition ku bon yaa ngi féete ci pouvoir te affaire bi demeewul noonu et je pense que ni Sénégalais yi seen environnement ak seen gis-gis toll na foo xamee ni léegi war nañoo mën a ràññee lii feebar ci réew mi ñu koy jooy ci pouvoir di ko jooy fu nekk moo nekk ci biir Sénégalais bi moo mën ko fekk fu mu mën a nekk mais li am solo ak lu mu mënti demee xaw ma kan moo war a defar taxawaayam mais ki nga xamee ni dafa am programme am yéeneem pour dimbali Sénégalais yi kooku war naa mën a góorgóorlu bu baax ba kàddoom ak jëfam bañ a ànd ak loolu. et je pense que ni ce n'est pas bon pour le Sénégal ce n'est pas bon pour la politique te nekk na loo xam ne ni mooy xajamal xelu nit ñi te mu ñu yóbbu ci désamour maanaam sore bi nga xam ne nit ñi weddi nañ ko lépp loo xam ne acteur politique la. waaw man bëggoon naa aussi nga gën a précis ci tontu bi nga xam ne jagleel nga ma ko parce que man jàpp naa ni bu ñu waxee lu jëm ci une opposition dealer nga nekk ci opposition bi. man pour man war nga gën a mën a coller war nga mën a gën a pointu maanaam ci lu mel noonu loo xam ni mënuloo ci génn parce que bu ñu nee opposition te nga nekk ci man yaakaar naa ni am nga yeneen argument yoo xam ni moom laa doon gën a xaar te dégguma ko. bu fekkee aussi sama question mën na gën a leer mën na. waaw xam nga li ci am solo mooy tey jii mënumaa jóg ci ay anam yu leer ñu la diw mi kat nekk ci kuréel sàngam lii la wala diw mi nekk ci kuréel sàngam lii la. li mu mën a wax mooy li nga xamee ne avec beaucoup de respect et de responsabilité kilifa gu toll na man ci réew mi war nga ko jël muy sa ay taxawaay li ma constaté mooy taxaaruma ba tey jii terme bi génn ma soog a koy jàpp man damaa gëm ni Sénégalais yi fu ñu mën a nekk foo dem di nga fa fekk ñu baax di nga fa fekk ñu doy waar loolu moom lu leer la man ak yow ak Sénégalais yi ñuy seetaan ñoo war a am nag lucidité xel mu leer pour mën a identifier xool taxawaay yi ak déclaration yi parce que nit ñi foofu la ñuy feeñee effectivement ki nga xamee ni démb dafa la doon wax benn mbir tey jii mu wedd mbir moomu dugg ci leneen ki nga xamee ne dafa amoon benn posture mu leer naññ ni kii fii la féete nga xëy suba mu wax contraire ba kooku lu ko ci fekk ci kaw xalaat bu nit ñi xalaat ni kii wecc na wala boog changé na posture je pense que ni loolu nit ñi seen bopp ñoo koy jëng sanctionné en tant que responsable nag dafa am loo xamee ni man du ma ko may sama bopp ndax du ma nangu kenn dugal ma si maanaam fekk nit ca biir këram ca biir la muy xuumtoo loo xamee ni yegg seegul ci man amaguma ay éléments de justification yoo xam ne mën naa ni diw mii kat diil na ci nangam wala diw mii def na ci nangam lu dana may njort rek man dama naan rek lu jot rek. d'accord ok xam naa dinaa si ñëw bala may jàngat comportement kenn ci opposition bi ma njëkkee ko ci yow. parce que ku xam Cheikh Bamba Dièye xam nga ko ci vraiment ci xeex. gis nañu la vraiment ci opposition nga am taxawaay boo xam ni gis nañ ko à l'Assemblée nationale nga takk fa sa bopp ak ay chaînes gis nañ la ci place de l'Indépendance ñu jël la def ci
façon xeex bu nekk gis nañu ko donc tey bu ñu la gisee ci comportement opposition bu mel nii mu wute ak li ñu daan gis est-ce que bu ñuy wax dealer xel mënul xalaat ni kat Cheikh Bamba Dièye laale na ci ndax fugg combat bi nga doon demee gisatuñu nga demee lu mel noonu. déedéet mënumaa bokk ci loolu parce que au moins am naa nattukaay yow doy nga nattukaay ci man say ay morom yu bare doy nañu nattukaay réew mi aussi doy nañu nattukaay parce que gis nga nit ñiy jaay seen bopp ak ñiy diil boo leen xawee dégg rek xaw xam fa ñu jëm et je pense que ni man li ma caractérisé ki sama taxawaay mooy jamono ju nekk la mu laaj ca xeex ba moom laa koy jox ba mu mat sëkk. amoon na jamono ci suñu activité politique la mu laajoon ñu war a taxaw fesal mbir pour que sénégalais yi yeewu la ma jàpp ni ci sama xalaat ak sama expertise politique moom laa waroon yeewee sénégalais yi yeewee naa leen ko boo seetee même ci activité yu mujj yi jamono bu ma ci toll situation ba ma ca toll. da nga daan teg ay actes. waaw non actes yi moom honorable actes yi lañ la gënoon ràññee ci ay actes. waaw bu ñu dégloontee rek. waaw mais ci actes yi. actes yi dama parce que acte bu nekk da nga koy situer ak position ba mu nekkee. dinaa la génneel ay lenn taxawaay par exemple yaa ngi tudd présentement en tant que député assemblée nationale. defe naa ni kuy sénégalais ku nekk gis nga ci li nga xam ne mooy at bii passé dëgmal élection yi wala jiitu élection yi wala topp après élection yi suma taxawaay ci li nga xamee ni. moom laa jàpp ni. loolu am na mooy manqué démocratie réew mi donc je pense que ni aussi amul marche boo xamee ni man du ma jël ci sama wàllu bopp ñëw teew sa biir marche ba. li ma wuteeg bu njëkk ba léegi dinaa la jox te faram fàcce bi mooy li ma wuteeg taxawaay bu njëkk ba léegi bu ma ñëwee damay doon citoyen doon responsable doon kenn ca biir mbooloo ma parce que gis nga li xaw a yàq mbir mi. mooy que ni souvent dañuy jàpp ni dafa am ñenn ñoo xam ne ñoo amul. cëru mais loolu nag mooy takk suuf nag aussi. loolu dafay xaw a takk suuf aussi ci sa comportement parce que soo bëggee nekk leader u parti. nekk leader ci l'opposition bëgg a booloo nit ñi bëgg a yem ak ñoom position. ak taxawaay ci benn xeex. xam nga mënuñoo yem taxawaay yi ndax tur yi ak cër yi du bokk mais mën nañoo yem taxawaay ndax ku nekk da ngay ñëw ngir Sénégal. parce que gis nga li manqué ñun solidarité moo manqué woon ci réew mi. bu njëkk da nga daan gis politique bi rek wéete combat bi waaye évolution day am. tey jii société civile bi macha allah. doomu aadama yi macha allah non non ay léewén loolu la Cheikh Bamba. c'est parce que politique yi. ñoom ñoo nekkatul ci terrain bi. société civile bi activiste yi jël ko. am na si wàll goo xamee ni ci li ngay wax dëgg gu wér penn la. waaye am na beneen wàll goo xamee ni bu ñu toppee évolution société dañ naan processus bu normal la ndax bu daawoon di wéet ci benn wax. ak ci benn taxawaay di kaas di jooy di naqarlu di métti lu jafe-jafe ak tolof-tolof yi Sénégalais yi di dikkee mu dem a dem ba ci biir société civile bi mu commencé waat am ay nit yu jóg dañuy sant yàlla parce que indee bee ko suus ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. sant yàlla jaaxaan. non déedéet sant yàlla bi moo di. sant yàlla dem toog ci parce que gis nga xam nga la daawoon di rey nit ñi. la daawoon di rey réew mi. moo di que ni lépp réew mi dañ ko yemaloon rek ci biir kuréelu politique yi parce que tey jii defe naa ni ab politique boo xamee ne xarekat nga tigi da nga war a kontaan bëgg ci li nga xamee ni société civile maanaam ay nit yoo xamee ne ay témoins lañu. ay nit yoo xamee ni au moins ak lu mu mënti demee esprit partisan nekkul ci ñoom bu ñu teewee ci mbir yi ñaar la ñuy indi benn mooy le contrôle citoyen ñaareel bi wane ni aussi tey jii pluralité yu acteurs yi parce que li am solo ak ci politique beeg ci ku mu mënti doon mooy ñu jóg ngir intérêt yi Sénégal. te alhamdulilah rabbi alamin autant ci de combat politique bi. dafa am ay évolution autant mooy jouer le second rôle. non c'est pas. Cheikh Bamba. Papa xam nga gis nga li nga ma expliquer mën naa ko d'accord mais aussi nga d'accord li ma wax. non xam nga lu tax mënumaa d'accord ni du second rôle la déedéet dama jàpp ni xam nga tey jii. si on est 16 ou 17 millions de Sénégalais. ñu ne courant bi am na problème. yow mi nga xamee ne da nga di acteur politique nga jóg. bàyyi sa itte bàyyi sa yëpp teew ci marché yi moo xam fu ñu ko mënti defee ca biir réew ma la lay jox crédibilité dëgg da ngay seet analyser mbir mi. parce que lañ daawoon di yàqee ak teelayaayu xelu nit ñi maanaam génnuñu seeni doomu jàmbur yi la ñuy génne dañ daawoon di tuumaal ci ay détails yoo xam ne teguwul fenn boo demee ba nga xamee ni sa ay mooy ayu askan wi sa jooy mooy jooyu askan wi naka kanam yi gën a bare. naka taxawaay yi gën a bare li am solo mooy li ñuy jooy bu sottee ñëppay jëriñu te plus ñu am une masse critique de Sénégalais parce que ab politique ak syndicat wu politique yi lu ñu bare Pape mënuñoo weesu 10 000 acteurs ci 16 millions. dañoo néew trop pour mën a doon ñi nga xamee ni ñooy taxawaay te nag gis nga taxawaay boobu mënul solde su ma warugar
te foofu laa d'accord yow mënul empêcher ku mel na man ak ku taxaw sama taxaw nga war a takkaat sa ndigg góorgóorlu ndax lan doon jooy démb ba tey mi ngi ci réew mi. te buñ ko xeexulee ñun ñu yàlla dimbali am xel am taxawaay mën a ràññee buñ ko defulee man xaw ma kon lan mooy suñu intérêt taxawaay politique. waaw mais Cheikh soo gisee question boobu mënul woon ñàkk vraiment ñu aborder ko parce que li nga wax moo ci nekk dañu nekk témoin ci sa combat nekk témoin ci sa taxawaay muy ci plateau muy ci terrain bi moom ay actes yu am solo yoo doon posé da nga nekkoon député à l'Assemblée nationale jël sa bandeau takk ko taxaw chaîne sa bopp ñëpp di ko gis mais actes yooyu bu ñu ko gisatul mais il faut que ñu laaj lu xew. dëgg la normal na mën naa la expliquer. sax yeneen ni actes yoo xam ne yëpp combat la mën naa la indil benn mbir ndax àddina day évoluer combat yi aussi di évoluer mais pas-pas bi moo dul changer combat yi ni muy évoluer mooy situation bu nekk bu ngeen nekkee ci benn combat politique bu combat boobu dañee acteurs yu bees yi ñëw non seulement ñu baax ñi ñu bon ñi dañuy jàng ci feem yooyu donc yow mi nga xamee ne acteur politique nga da nga war a dox ànd ak jamono dox ànd ak jamono moo di. lan nga bëgg wax chaque acteur bu bees. non yow lan nga bëgg wax ci acteur dama ne parce que boo nee acteur bu bees day am acteur bu màgget. déedéet acteur bu bees. waaw moo di ki nga xamee ne tey jii la soogay tàmbali ci biir action bi nekk ci. dama ne bu jamono soppi ko foog nga soppi sa doxalin adapté wu pour que nit ñi ak citoyens yi mën a déggin bi nga xamee ne moo ci nekk parce que ñaari mbir ñoo xam man gisuma benn différence ci ki nga xamee ne démb dafa wéetoon ci benn taxawaay mu wóor ni que tey jii bu demul woon sa buntu assemblée nationale yi yeewu fa du mën a réveiller conscience du citoyens yi. gisuma benn différence benn mbir ak ki nga xamee ne tey jii dafa toog. mu wóor ni que am na fu mu jaar am na fu mu taxaw Papa Ngagne Ndiaye xam ni kii boroom xam-xam la kii citoyen la kenn jëndu ko kenn moomu ko mu woo ko mu tàlli xam-xamam teg tàlli yéenam teg nga xool démbam xool teyam xam ni même processus même constance. mais bokkuñu ay nu ñuy dale par exemple nga ñëw toog ci plateau bi ak nga def ay actes de njàmbaar ci xeex bokkuñu loo xam ne moom lay symboliser bokkul xam nga moom njàmbaar moom sañ nga ku nekk mën nga jàng jàmbaar ci anam bu nekk. waaw te man jàmbaare tigi Cheikh Ablaye moom ma ko jàngal dafa ne ma jàmbaar du rëy du réew jàmbaar mooy taaru réew moo di chaque situation il faut que nga dawal xam-xam ndax yàlla boroom xam-xam yi la waxal te réew ñi yàlla dimbali te réew war a baax mooy ñi nga xam ne am nañu fit am nañu fulla am nañu gis-gis bu rafet. mais xam nga ne dafa il faut que nga accepter le principe de la non fixité maanaam li nga xam ne yàlla moo ko tënkee àddina mooy àddina tëjuwul ci benn place yem ci tontu ba nga indi woon ca at daaw ak bërki daaw yaa 5 ans mënuloo ko répété tey jii année phénomène bu nekk ci évolution wu doomu aadama yi alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne tey jii société bi wax nga ko wax ju am solo mooy que ni lu dandu rek am lu bees lu ko remplacé. loolu processus dynamique gu réew mi la. sama teraanga la man xam nga lu tax mu doon sama teraanga ndax jëf jooju ma defoon as ngoone ku ma féete ndaw ku nekk booy ñëw. man ak samay jëfi morom. si ngay jàng sa action politique. si ngay xam ni ku mel na Cheikh Bamba Dièye bu fi jaaree am lu mu defee nii kon man bu ma ñëwee dama war a adapté affiner yokk parce que loolu mooy principe d'évolution ça ne veut pas dire que je suis obsolète ou que je suis en retrait non c'est que nag am na ñoo xamee ni démb ñoo ma jiitu woon seen place tey foog ma tooge ka pour que ñeneen mën tooge sama place. d'accord man ni nga philosophé ci tontu bi man daf ma doyul. parce que man pour man combat politique amul place booy xajale amul leneen. parce que loolu yaakaar naa ne am na fi ay références yoo xam ne gis nañu seen taxawaay ci politique pendant 26 ans ñu nekk opposition seen xeex musul changé bu ñu waree dem kaso dem nañ kaso suñu waree génn ci mbedd mi génn nañ ci mbedd mi nekk référence ci wàllu politique ñu gis leen kon man boo mu bëggee yeyee am na ñoo xam damaa war a toog seen place am ñu war a ñëw suma place ci politique dinaa ci am lu ma jaaxal. mais li nga xam ni bëgg naa ñu ñëw ci mooy xam nga aussi comportement yi la ñuy juger. su ñuy wax des opposants dealers. teguñu ci gis la nga am deal nga teg dara comportement yi la ñuy juger de dealer comportement yi ñuy juger de dealer mais dañ koy gis aussi parce que bu ñu gisee koo xam ne gisoon nañu ko mu nekkoon ku féroce tey ñu gis ko mu nekk leneen mais loolu mën nañu yaakaar ni gis nga ci affaire boobu mën naa la ci indi déjà dernier combat yi nga xam ne ñu ngi ko engagé que ce soit sur l'électricité ci wàllu courant bi wala bokk ci wàllu élection yi jàpp naa ni ci diggante am Karim Wade indil Khalifa Sall am yóbbu procès texte je pense que ni sénégalais bu ñuy seetaan rek tey wax dëgg di nga xamee ni bu jamono férocité jotee ak intransigeance ci ay principe
loolu moom tey la wàllu gën a ay. d'accord amul benn yoon parce que tout ça xam nga lu tax. ndax damay wax toujours ni man. si politique. yow yàgg ngaa dajale ku mel ne Cheikh Abdoulaye Dièye ki sa plateau. te man gëm naa ni moo ma gën fuuf moo ma gën a jub moo ma gën a gëm yàlla. mooy suma leader. mooy suma royuwaay. et te daf ma daan wax ne la béy doon dundee ba sax si kim war naa mën a continuer loolu ba faatu. et c'est ça ma trajectoire et je n'y changerai pas du ma si mos a wàcc. d'accord dañu gis benn comportement ñu xaw ko révéler sax muy diggante Idrissa Seck ak Macky Sall Idrissa xëy na xam nga ko parce que ci élection yi ñu génn ànd ngeen nga jàppale ko ci présidentielle yi nga xam ni génn nañ ko mais li nga xam ni itam. jib na mu tukkee ci benn taskatu xibaar ñu koy wax Cheikh Yérim Seck mu wax ni am na benn deal ba teraanga ndox ci seen diggante loolu boo ko analyser ci doxalinam ak ni nga xamee ni kenn déggul mu wax ci loolu lan la lay inspiré. benn bi may njëkk wax mooy man du ma firi géntu jaamur sérieux wul ki sama démarche te dëgg-dëgg nit nag day àtte loo xamee ni fekk na ko li nga xamee ni moom laa jot. te y a pas très longtemps jot nañu waxtaan ñu nemmee compté comme ñi nga xamee ne ay alliés la ñu woon li ma mën a wax daal man ci jëmm ji ba may gis lu ko weddi loolu lay jàpp mooy que ni tàmmal na ma suñu diggante amul wër-wërloo lu ñu war a wax dañ koy wax te jàpp naa ni aussi fa mu taxawoon foofu la taxaw su ma amee leneen lu ko weddi nag dinaa ko analyser li nga xam ne moom laa mën ci dolli aussi moo di que ni ci situation bii lu waay rendi rek ki sa loxo lay naaj. donc il faut que ñun sénégalais yi. ñu am lan nga bëgg a wax ci ñu am confiance lan nga bëgg a wax ci moom laa foofu laa lay yeggale il faut que ñun ñu am confiance que ni ñun ñëpp macha allah ay nit yu yeewu ñoo nekk ci réew mi. il faut que ñu am confiance aussi que ni ku nekk mbaax gi ngay wootal ci sa bopp boo sérieux tuuti war nga ko mën a yaatal ba mu yegg ci ku nekk donc dara jaru fee yàkkamti ba ñuy suppité wala ñuy xalaat wala di njort te wolof nee na wala alxuraan nee na njort lu bare sax bàkkaar la. donc par conséquent munumaa man ci loo xamee ni fekkee ma ba ñuy réunion xaw ma nu ñu réunion wi ma xëy suba dégg ci rajo rek ni diw nee na nangam te acteurs yi nga xamee ni ñoo ko ŋànk demuñ tukkiwuñu wi ci réew mi mais ci wax honorable xam nga du ci li nga fekkee rek lañ lay laaj. non xalaat la ñuy waxtaanee xalaat analyse la da ngay gis ay démarches gis ay comportement gis ay signaux. nga ni man lii kat lii laa ci jàngat. waaw bu ñuy wax analyse mais loolu tax ñu koy wax. mais Pape est-ce que nangul na mën naa la nangul sax maandu mais mënuma nangu aussi nga maandu ba ne ma doo analyser. yenn comportement yi ak yenn discours yi gis nga man li may analyser. waaw mooy li feeñ li fës. lii kumpa man ak yow lott nañ ci di ko jéem a analyser parce que en ce moment là dinañ dugg ci situation boo xam ne du suñu bos. li ñu mën a wax kañ mooy. d'accord léegi question bi gën a claire. dañu génn ci ay élection mu am ku gagné am ku ci topp. ñu mën a jàpp ni kon kii mooy opposant naturel ay la yowén nañu waxante dëgg est-ce que ni nga gisee comportement am jàpp nga ni mooy comportement opposant naturel. mais en réalité mais man mënuma tu me mets dans une situation extrêmement difficile xam nga lu tax parce que ba far dee far ci premier far dama am suma parti far fa su may itte man yóbbu ma di ma motiver au quotidien action politique ak situation nationale réew mi ci ay élection dox ñu àndandoo daje ci ay élection bu ñu génnee ci élection yooyu dëgg boo ma bëggee taxawloo. te waroon ko évaluer. non waroon ko évaluer. non loolu suñuy problème la ci suñu biir ça n'a rien à voir ak li ngay tudd nii parce que li nga wax léegi dafay supputer wala muy supposer leneen loo xamee ni man boog ça ne m'intéresse pas parce que amul tax intéressé wu ma ko parce que wax ju mu mënti doon na nga doon wax joo xamee ni yow mi nga koy indil di nga am loo ci teg wala loo ci ñaan yàbbi ci je suis aussi incapable avant may dugg si bi moo fi génnee ni mu ma wéree ni loolee ñuy wax naan gisee naa gisewul waxtaan naag waxtaanul lu ma lënt la lu ma xamul dara la comme am naa loo xam ne nag wérul damay jàpp te la ma amoon démb honorable man de wax dëgg yàlla damay laaj te da ngay wër loolu tontu bi man looloo ma ci jaaxal parce que d'accord na ak yow ci sa mandute mais dama ne la dañu génn ci élection mu am numéro 1 am numéro 2 kii ñu wax ni mooy gouverner kii ñu wax jàpp ni askan bi jàpp ko pour mu nekk opposant waaw mais man c'est-à-dire fee yooyu laa bëgg nga wax ma no xam nga man foofu laa jëfe ni yow de sa bopp da nga juum ci question bi parce que tey jii bu ma doon ñooñu réew mi bokk sa biir parti boobu doon na jàll ci man nga laaj ma ko mais man samay. waxuma parti de coalition la. non jaawale coalition non parce que coalition. parce que dafa nekkoon sa leader. non attends tuuti coalition ci coalition dafa nekkoon sa leader. non pas coalition. non man waxuma parti moi je parle de coalition. nga xam ni yow da nga ci nekkoon ci biir coalition. gis nga coalition. waaw kay dafa am diir ak dogal.
coalition éternelle. dafay am séquence temporelle boo xamee ni fa lay taxaw bu ko génnee génn na ko. ah Benno Bokk Yaakaar moom éternel. non man waxuma Benno Bokk Yaakaar waxuma dara. mais dañu ne coalition du éternel. c'est vrai que éternel moo bu doy waar la. mais man daal li ma mën a wax daal. donc mooy li ma ŋànk man. waaw ak li ma ñor man. ak li nga xamee ni moo ma impliqué. ak li nga xamee ni moom laa mën a wax. d'accord donc aussi am na ci loo xamee ni mënul nekk ci man et je ne peux pas et je ne le ferai pas. pour la bonne et simple raison que j'estime que ni yéen ñi nga xam ne ay journalistes ngeen ay acteurs ngeen pour subsidier information bi am ngeen sañ-sañu ñi nga xam ne au premier chef. sont impliqués. ñooñu ñu joxe ci tontu parce que man bu ma si doon joxe tontu tey. non Cheikh Bamba bu ma si joxee tontu tey crédible si nii crédible si ne parce que lu tax dama am samay mbiru bopp. waaw mu ñor ma képp war a doon sumay préoccupation wulis may dem di dugg ci biir kër jaamur di seet nañu taxawee te mu wér ni ma la ñu fay wax ak la ma fa war a wax xawma ci dara. mais Cheikh Bamba. da nga fàtte ni dañu génn ci élection nga ni fal leen ko. absolument. waaw léegi tey nga bëgg a taxaw wax ma lii nga ma bëgg a wax. non lii ma la wax taxaw nga battre campagne pour ñu fal ko. waaw mais lii ma la wax nii nga wax programme am wax jikkoom wax leneen ak leneen. lii ma la wax nii amul benn contradiction ak posture bi ma amee tey jii parce que posture bi. mooy posture responsable. d'accord mooy posture kilifa. d'accord te am na ci loo xamee ni. dëgg sa jotaay neex na ma lool waaye mënumaa forcer man. ok ba ma wax lu ma xamul. waaw wala mënumaa forcer ba ma engagé. d'accord ci di interpréter loo xamee ni mënumaa déterminer. d'accord tenants yeeg aboutissants yi. d'accord léegi ci laaj bu mujj rek ci wàll boobu. taxawaayam en tant que opposant nan ban gis-gis nga ci am moom Idrissa Seck. man day jàpp naa ni que ni moom mag mu am xel la. bu am activité politique bu yaatu. nit njaay la non maa ngi fàttaliku Abdoulaye Wade mu ne nit njaay la. waaw par conséquent. loolu rek boo ko ci dollee. war nga xamee ni li nga xamee ni bu ma wéetee xalaat ka ba ni fii mooy sama yoon su ma nawloowee xalaatam nawloowee xam-xamam xam naa ni war naa mën a toogal boppam moom ba xam fan la war a taxawee ak nan la war a taxawee. parce que ak lu mu ci mën ci demee. ak lu mu wax yéene ju rafet jëm ci moom wala yéene ju ñaaw jëm ci moom lu mu ci mën ci def tamit balaa kenn di si jëriñu wala di si loru moom moo si jëriñu wala moom moo si loru. te defe naa loolu war naa doy sëkk que ni ay position am war a doon ay position bu ma wéree ni ëpp ma ko xel. gënu ma kaa xam réew mi par conséquent chaque ku nekk suñu mën ak moom ak yow ak keneen yaay seet rek la doy nga def ko. d'accord. honorable da nga fi waxoon lu jëm ci dialogue politique bi ni bokk na ci li tax président Macky Sall sumb ko gën a jege yanto ak waa PDS yi. tey bi waa PDS génnee ci dialogue bi est-ce que sa wax boobu yaa ngi koy jàpp ba tey. lépp maa ngi koy jàpp ci dialogue bi xam nga dialogue bi man. non mais ci précisément li ma waxoon li nga waxoon ma jël ci kàddu yi nga waxoon da nga ko waxoon mais comme génn nañ est-ce que jàpp nga ni la nga doon wax lu amoon la fu ndëgër laay ak tey bi nga xam ne ñoom génn nañ ci. xam nga boo ma mayee rek dama lay defal genèse sama taxawaay ak dialogue politique boo ko fàttalikoo ba mu njëkkee woote dialogue politique jamono jooju li ëppoon ci opposition bi dañoo gàntal man bokk naa si ñi njëkk a wuyu bokk naa si ñi njëkk a teew pour ñaari mbir pour wane ni benn que ni nii li suma ñaar que ni lépp lu soxal réew mi ñor na ma ndax buggumaa taxaw ci benn mbir gàntal wala nangu te awma ay jumtukaay yu ma permettre ma xam ni lii baax na am baaxul ba ma ca demee man ca ma dem bu njëkk la ma ca analyser jàng ka ci mooy xam naa ni la ka ca ñoroon ba mu ca weesoo pare na ci loolu laa gis aussi ci dialogue ñaareel bi mu wootee dialogue ñetteel bi mu indiwaat ma même situation boobu ma xam ni la mu defoon sa bu njëkk ba maanaam am na jafe-jafe am na lu mu bëgg a régler mu bëgg wut ay nit yu ko mbubbalal rafetal ko ka daganal ko mu woo leen ba mu am ci la ko neex mu génn bi ci mujj li ma si jàpp sama intime conviction li ma jox mooy génn nañ ci élection yu doy waar pareeguñu pour dem ci yeneen i élection ñu woo li nga xamee ne mooy acteur politique yi principalement seen cible essentielle mooy opposition bi pour yóbbu leen ci mbir moo xamee ne bu ëllëgee ñooy doon alibi bii daganal li nga xamee ne moom la ñu bëgg ndax gëwuma ni man ci fii Sénégal toll dialogue national mooy suñu priorité gawuma ko te bu ñu demee ci waxtaan bi aussi naa la indil tontu yi waaw mais bala nga may indil tontu yi xanaa di nga ma tontu ci li ma la wax man dama tudd PDS te ba léegi tuddoo leen yow te da nga leen waxoon ni rapprochement boobu moo ko ci taxoon ni jóg loolu bëgg naa ko xam tey ñoom génn nañ ci PDS bi dialogue bi mi ngi continuer est-ce que li nga waxoon loolu mi ngi waaw mais xam nga li tax tontuwuma si dama la indil plusieurs raisons yi tax dialogue bi ñëw indil la benn bëgg-bëgg bi ñu amoon pour apaiser le climat social
bëgg-bëgg bi ñu amoon pour rafetal seen diggante ak PDS. yaa ngi dégg ndax dialogue boobu dañ ci tegoon ay bëgg-bëgg yu bare donc li ci am solo ci sama jëmm man bopp. bu may dem loolu nga baal ma su fekkee loolu nga gëmoon tey ñu gis PDS génn ci dialogue bi ban lan nga si mën a jàngat. waaw non mais li ma siy jàngat man dafa am jàngat bu ëpp doole jàngat bi nga bëgg ma jàngat kese mooy que ni en réalité man bu may dem ci dialogue la ma ca yóbbu mooy intérêt yi Sénégal. la ma ca yóbbu mooy ndax lañ fay wax amal na njëriñ Sénégal ndax lañ fay wax dina ñu yokk dina indi suñu démocratie dina saxal kóolute ci suñu diggante loolu mooy fondement bi mooy base bi mais bu ma demee ba nga xamee ne fi may war a teg sama tànk dama gis ni dafa sërëx na ba bu ma taxee damay dugg damay sërëx alors balaa may xalaat ci leneen je me pose la question ban intérêt ak ban utilité la jëmm ju mel na man ak engagement bi mu am ci réew mi war a def ci foo xamee ni ay nax mbay la non mais loolu mooy priorité bi te pour dalal sa xel ci benn mbir am na loo xamee ni Pape addina du yàgg mukk ba ma nekk di ci dem ci ay détails yoo xam ne ni pour man c'est pas l'essentiel li am essentiel da nga tudd dialogue ñu woote ay sénégalais ay kuréel yu bare jóg ñëw dama tudd dialogue yow nga tuddoon dialogue tudd PDS xam nga fii mu nekk nii loolu sax dama si dul sore ak yow parce que man ba may wax dialogue sa dialogue bu njëkk ba la ma ca yóbbu woon dama ko wax ci kanamu sénégalais yépp dama ni leen président de la république bu wootee woote bu njëkk loo xamee ne gulit la ci réew balaa ma koy àtte ci lenn damay dem déglu ko ba xam li muy bëgg ak li mu ëmb lan la bu demee bu waxee la ma ëmb man tamit ma wax ko la mu cay teg moo may permettre en priorité mu mën a déterminer wu leneen li ci des yëpp la mu doon wut ak digganteeg PDS am na ka amu ko ànd nañu léegi wala ànd nañu lu accessoire lay doon parce que principal bi moo doon intérêt national bi nekkoon ci ñu àndandoo waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu bokk muy réew mi. d'accord wax nga ma léegi ci sa biir wax ni am na solo pour nga wax ma yow lan mooy sa xalaat ci dialogue yi ñaari dialogue yi muy national comme politique ban xalaat nga am ci ñaar. benn bi si njëkk mooy dialogue politique bi. pour man escroquerie la. ndax ki gën a néew xalaat. ci acteurs politiques yi journalistes yi nga xamee ne yàgg nañu observer processus électoral yépp koo ci woowoon tëj ko ci benn néeg ni que réfléchiral ma ci li ñu war a defaraate suñu processus électoral fukki minute ak juróom da ko soxla dina leen bulletin unique dina leen nangam kon bu fekkente ni dëgg-dëgg au plus au sommet de l'État volonté boo xamee ne dafa bëgg indi transparence ci système boo xamee ne ñun ñëpp ñoo ko dundandoo ci injustice bi mu teg ci réew mi. mais fan lañ ko mën a waxtaanee ci ban instance. non loolu waxtaan xam nga état dafa loolu moo tax état ma ne la lu tax ma ne dialogue bi du ma ci d'accord parce que état ak réew dafa am ay ordre ak ay organisation xam nga tey jii la volonté politique bu amee ci président de la république mu xam ni kat indi na parrainage boo xamee ni. teguwul ci yoon jaarul ci yoon ba bu muy defaat lettre bi nga xamee ne bi muy indiwaat pour ñu dàq élection yi ci élection locale yi la moo ca wax mooy nañu càmbaraat parrainage bi kon nga xamee ni loi fondement wu société ñu ne la booy def république loi yi dañu war a doon loi yu impersonnel du loi Papa Ngagne du loi Bamba Dièye loi sénégalais yépp la kon nga xamee ni déjà implicitement reconnaître na ni ñoom lu leen neex la ñu def jëm ci loi boobu mais loolu jar na waxtaane kon. waaw non jarul waxtaane xamul tax jarul waxtaane ndax caay-caay moo ko laloon au départ te la koy dindi mooy projet de loi te projet de loi bu fekkente ni ki nga xam ne mooy acteur principal bi di président de la république sincère na ci defaraat suñu processus électoral dama ne mën nañu économiser li nga xam ne mooy temps bi ñuy perte ak xaalis bi ñuy perte jëm ci loolu ndax moom man ak sama nawle bu mën a doon 15 minutes ëpp na ci pour ñu génne la li nga xam ne moom lañ ci war a def su fekkente ni am na ci yéene da koy daal di defaat projet de loi mu jaar fa mu jaaroon démb ñu rectifier ko ci assemblée nationale mu jeex tàkk on ñu économiser temps mais xam nga yow yaa ngi wax li la intéressé mooy par exemple le parrainage. non mais waxuma parrainage peut-être am na beneen acteur politique boo xam ni am na leneen xëy na loo xam ni lu ñu war a waxtaanee la waxuma parrainage dama ni processus global système électoral bi laa wax dama ni la ca nekk yëpp d'accord ñun ñëpp y compris yow ñun ñëpp xam nañ ko tout à donc fait pour être vraiment conséquent parce que gis nga affaire bi ñun dañu nekk réew mu tardé ba pare boole ak suñu ay déficit suñu caay-caayu bopp suñu ay njuuj njaaj yoo xam ne dafa dolliwaat gën ñu tardeel ñu am dund ay situation yoo xam ne ni dëgg ñaaw na suñu démocratie et je pense que ni ki ka def bu demee ba reconnaître implicitement et explicitement que ni ñoom seen bopp seen soxla pare na bëgg nañu affairaat beneen affaire je pense que ni wàcc daanoo ci gën a gaaw il faut que nit ñi ak acteurs politiques yi tamit xam ne nit ñaa ngi leen di seetaan
ndax bu dul sénégalais yi sax yow ak sa morom yu bare c'est des acteurs de premier plan yoo xam ne dañoo xam histoire politique réew mi et ñooñu ku defe ne ku def tamit ay nit njaay lañu et c'est pourquoi je pense que il faut qu'on soit constructif ñu positif te gaaw ci li ñuy def te bàyyi caaxaan. D'accord. Dialogue national bi. Dialogue national bi aussi pour man dama ni un état moderne dafa am ay règles règle bi ko lal mooy ñu wut suñu ay institutions am suñu assemblée nationale député ya nekk fa am président de la république président nekk fa sañ-sañ ba nekk fa am bërëbu attekaay yi ña fa nekk di atte waaye bu ñu demee ci réew ba ñu constaté ni bëgg-bëgg benn nit moo ëpp doole ñetti institution yooyu mën na génne fii dugg fii dem fee dem fee. Cheikh yaa ngi bëgg a nii liste nag. non nii liste non ay fee laa lay wax boo ma bàyyee rek benn mën naa la génne bu si nekk. mais dialogue national bi mën nga ma xëy na dialogue politique. mais politique bi dialogue national laa lay wax acteur politique ñoo fi nekk am na lu ñu war a mën a waxtaanee. ci réew mi ngi am nu ñu koy waxee ci pétrole réew mi ngi am gaz réew mi ngi am nangam ak nangam. nga xam nga yooyu mooy leneen ak leneen xam nga yooyu mooy leer yi. waaw mooy li nga xamee ni moom la ñuy naxe les gens de bonne volonté parce que ñun ñëpp vraiment ay sénégalais lañu te gis nga bu doon suñu sago lii ñu yàlla xéewal ci gaz ak pétrole dañ koy jëfandikoo sa anam ya mu gën a rafete mais anam ya mu gën a rafete Pape du waxtaan dafa am waxtaan wu ko jiitu woon anam ya ko gën a rafete mooy constitution wu réew mi anam ya ko gën a rafete mooy loi yeeg règlement wu réew mi parce que yooyu ñooy arkaan yu wér yu wóor yi nga xamee mais yooyu ci waxtaan lañ ko mën a xoolaatee aussi non aujourd'hui dañu am déficit ci application boobu te tey bu fekkente ni nga jël rek dialogue en tant que tel dialogue national l'Assemblée nationale mooy représentation nationale barab boobu tey jii bis bu nekk dooleem day gën a wàññeeku ñu ngi koy wañ di ko yeew ba débat ci li nga xam ne mooy ñor réew mi sax mënu fa am. kon kay boo amee beneen tribune wax dëgg yàlla non du problème wuti tribune xam nga man ak yow dañoo am réew législateur. waaw yow législateur nga parce que da nga délégué sa pouvoir keneen délégué waaw ñun lan mooy suñu est-ce que nit ñi am nañu respect si ñun ba ñu xam ne état yoon bi gën a baax mooy ñii ñu am législatif am suñu juge am suñu président ku nekk doxal sa cër ba mu mat sëkk parce que bala nga naam ne fa. li ngay wax ni waxtaan ko indi. non waxtaan bu ko indi waxtaan woo dafa jeex ba pare parce que tey jii boo amee benn situation nga am sa constitution jëfewuñu ko nga am sa assemblée nationale muy bërëb bu daane nga am sa justice muy bërëb bu daane li sa première priorité du dialogue sa première priorité yow mooy lan mooy man ak yow ak président de la république nañu sasoo ñu waxtaane li nga xam ne mooy faratay réew mi ñu toppatoo ko taxawee ko ma teg la ci benn mbir li fi xew yépp ci réew mi laata président de la république di woote dialogue dafa am rek as kuréel ñii di ñooñ politique ñii di société civile ñoo ŋànk xeex bi bare na ci ay kilifa yoo xam ne ni seen baat kenn déggu ko ci woon est-ce que defar dëgg-dëgg bokk na ci bu coow amee ba jafe-jafe am métit am fa nga xamee ni fa la mbañum rus yi ñi nga xamee ni ay wiiruwaay lañu ci réew mi war a mën a jël seen kàddu rotal ko ci benn mbir pour wàññi tension yi pour wàññi jaay doole bi pour fexe ba nga xamee ni ñu bañ a dérivé yooyu yëpp dafa xaw a manqué ci réew mi. Cheikh Bamba ba nga xam ne à la fin li ma jaaxal yëpp mooy war nga xam ne li ngay wax ni yëpp mu nekk ay taar waxtaan a koy indi. non pas donc man mënuma comprendre ñu ne la dialogue national kaay leen ñu waxtaane li nga wax ni yow li nga wax ni yëpp kaay leen ñu waxtaane ko xool nan lañ koy solutionné nga ni ma même loolu xam nga gis nga boo ko seetee problème assemblée nationale wax nga ko problème bu leen wax nga ko gis nga arkaan yi nga indi si dialogue yëpp waaw boo seetee béy wéy na mbuus ba pare li tax béy wéy mbuus mooy dañu am histoire ak dialogue kilifa gi nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi woote woon journée nationale journée du dialogue national indi woon ay tëralin yu bare ca biir te benn laa ne la benn ca mu engagé woon yëpp defu ci dara dëgg la yemul ci loolu mu woote ñaareel woote ñaareel wala ko yàq mooy tënk na ay tënkam jëm ci pétrole ak gaz ba fas ko ba mu taxaw di wut ku ko légaliser comment non parce que ñaar moo ci mbir xam nga assemblée nationale yéen ngi war a daje pour gaz bi nga ni tënk na ko ba pare non xam nga li tax xam nga li mooy fondement bi waaw mooy code bi nga xamee ne moo koy ŋànk parce que gis nga contrat yi sénégalais yi li ñuy jooyuñu pour xëccoog cër président de la république ndax xam nañu mbooloo mii di Sénégal il faut que mu am ko jiite yoro mu jëntal dogal bi li nit ñi doon ñaan mooy balaa ñuy dem réew yëpp yi nga xamee ni dañoo xëy suba rek pétrole wàcc seen ñoom dañoo waxtaan ba pare avant code yi di génn parce que dañoo am boo demee Amérique latine
am na ñoo xam ne sax tàmbali woon nañ ko mais mujjul sotti dañ dem ba wut convention ak système des Nations Unies pour que du ñu exploiter seen pétrole mais la mu leen waroon indil ci xaalis communauté internationale jox leen ko pour ñu wàññi empreinte carbone. donc nga xam ne ni am na ñoo xam ne ni ñu ngi xalaat. ñu ngi réfléchir ñu ngi seet ñun normalement bu xalaat bi jiitu woon dina mën a dimbali nit ñi ba ñu xam ni war nañu am loo xam ne dañ koy denc pour génération yi ëllëg yi. avant que loi di ko indi. war na am loo xam ne waxtaan bi jiitu na contenu local. ku ne gis na bi ñu koy waxtaanee. fii ci Diamniadio. am na waxtaan yoo xam ne itam Cheikh Bamba. loolu si doo ma ni xanaa fekk ko xam nga local content bi man li nga tuddee contenu local man woote naa ko assemblée nationale. mais bul li mu waxtaan. non xam nga gis nga Pape. man li may wax mooy dàqu ma ni nit ñi toog nañu ñu ngi wax. déedéet c'est ça. li may wax man mooy. dafa am lu ko gënul fuuf. te mënul ñu éviter jafe-jafe yi ñuy jaar parce que souci bi dëgg-dëgg mooy dañu am opportunité xéewal la boo xam ne daf ñu mën a permettre déficit yi ñu amoon ak tardement yi ñu amoon ñu jëmp ci kawam jàll avancé donc man souci bi may am mooy souci yu efficacité parce que bu jàllee loolu rek dafay am lëndëm parce que bu wéree ni président moomul alal ji man moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk alal jooju bu ñu jaruñulee yàq la on a échoué ñun ñëpp. et c'est pourquoi man may jël ay position tranchée ci affaire bi parce que lu mu ci mënti demee lu ñuy nettaliwaat ëllëg. position tranchée bi mooy lan. position tranchée bi mooy. mënuma participer ci dialogue bii di dialogue national parce que pour man lii fondement wu réew mi mooy institution yuy dox yuy jaar yoon. man nag ñaareel ba may ma tuuti rek. ñaareel ba may ma tuuti mënuma participer ci dialogue boobu. parce que pour man dañuy fekk. mais yow da nga may doléance. li nga fi wax ni yëpp nit ñi dégg ko ay doléance mais man en tant que da nga fàtte ni man député la donc. mais wax nga problème bi nga am assemblée nationale samay doléance ñi ngi koy weñ ñi ngi koy nangam attends samay doléance dafa am ay bërëb yoo xamee ni fa la gën a jaadoo fa la gën a jekke fa la gën a taxawee. mais mënu fa jàlle. non mais attends bu amulee loolu dañ ko war a faj parce que sinon lan mooy intérêt ñu am assemblée nationale di fay ay nit. lan mooy intérêt ñoo am institution di fay ay nit bu ñu fekkente ni dañu am justice te justice boobu deful liggéeyam lu dul benn nit moo leen remplacer. di def la discours bu baax ngi nii ci dialogue bi pourtant. non discours baa ngi nii. mais xam nga discours boobu sa plateau daf ma koy permettre parce que après dem sa dialogue ba ak ñàkk sa dialogue taxul ma noppi xam nga lu ma wax. ok dem sa dialogue ba ak ñàkk sa dialogue ba taxul ma ni part ci mbir mi déedéet ndax daf ma ñor. daf ma impliqué samay avenir impliqué avenir u citoyen wu Sénégalais yi ma war cee wax ndax dama cee am cër ci anam bu nekk. d'accord mais li nga xam ne moom la ñu warul nangu. mooy mag du nax boppam. xam nga dafa am ay kilifa yoo xam ne ci réew mi boo yëkkati seen tur seen jaar-jaar day wax pour ñoom. bu ñu leen dugalee ci benn mbir. ba pare mu doon ay caay-caay ci biir dafa am loo xam ne. Famara nga bëgg a wax. Famara ak général Niang ak ay kilifa yu bare ci réew mi yoo xam ne macha allah ci seen histoire ak seen taxawaay xam nga tey jii man ak yow bu ñu fàttalikoo. fii la Amadou Makhtar Mbow ak acteur politique gu Sénégal yëpp. woote ay assises nationales. ñu jël kopparu citoyen yi. loolu dëgg la dugal ko ci biir. loolu am na lii ngay wax ci dialogue national moom lañ fa doon waxtaane loolu am na. yeggul ci loolu ñu fal président bu bees yamul foofu ñu fal président bu bees ñu indiwaat même composante yooyu joxaat leen xaalisu Sénégal ñu leen réfléchir leen pour résumer waat affaire bi te ci lii ngay wax ci dialogue national moom lañ fa doon wax waaw est-ce que ñun réew mi dañoo war a nekk ci chaque fois ñu wax benn mbir ba passé que ñu delloowaat ñu ca mbir ma waxaat ko ba mu passé que delloowaat ñu sa mbir ma ba pare nag ñun ñi nga xam ne am nañu sañ-sañ ak lucidité wu ni duñ ci dem ñu bëgg ñoo wujjoo bu boofee parce que ak affaire bi li tax dialogue bi bon mooy day discréditer acteurs yi ndax bu ñu nee ay wala ñu waxtaanee jàmmi réew mi góor bu jóg ni daw ma ñu bëgg laa dëkkal foo dëkkul jox la mbubb moo moomul te dëgg-dëgg bu fekkonte ni intérêt yi réew mi rek moo ñu tax bu dialogue doon am njariñ moom président de la République mi nangu woon assise nationale nangu la ca topp tey jii bu bëggoon économiser ay kopparu Sénégal du woote dialogue. d'accord dafa amoon solo ñu aborder ñaari dialogue yi waaye leneen ci wàllu actualité muy le cas de Guy Marius Sagna au-delà de yow ni nga qualifié jàpp bi ñu ko jàpp da nga jàpp ni xëy na ñàkk kaaraange lañu ko bëgg a ñàkk kaaraange goo xam ni way takk der yi am nañ ko ci seen biir loolu lañ bëgg a sëf ki nga xam ni moom mooy Guy Marius Sagna gis-gis boobu dégg naa nga am foo ko waxee loolu bëgg naa ñu ñëw ci mais ci ni nga xam ni noonu la dese ci kaso bi mu àndoon ko ak ñu bari tey moom kese mu des ci kaso ba ban gis-gis nga am ci wàll boobu. moom laay wax rek moo tax ma ne la nañu taxawal suñuy institution
parce que lu dialogue bale am solo la téye Guy Marius Sagna fale mooy institution yu taxawul et institution yu faible yoo xam ne nanguwuñu xool situation bi jaaduwul. lan nga bëgg wax ci institution yu faible mooy le système judiciaire ak dépendance bi nga xam ne am na ko par rapport au pouvoir du président de la République mooy dépendance bi nga xam ne assemblée nationale am na ko et gis nga Sëñ Tuubaa dafa wax ne bu sa tànk dee métti ngay faj sa bopp bu yàggee di nga am feebaru tànk ak feebaru bopp gis nga problème mu. mais kon yow da nga bëgg a jàpp ni li Guy Marius Sagna def dara nekku si yow. pour man c'est légitime c'est légal te dinaa la ko expliquer bu gaaw mais damay ñëw d'abord ci principe injuste bi nga xam ne moo ko dal nga bokk ak say nawle ngeen àndandoo doxandoo ci benn barab yegg ci benn barab ngeen am ci même taxawaay ñu génn ñii dem seen kër kenn des fa la ñuy jàngale mooy que ni génneeguñu ci xëpp ak xupp maanaam bu ñu la mënulee tiitloo ba nga tàppet dellu gannaaw te mënuñu laa ger ba moom la ñu teg fitna ci sa kaw et ça ce n'est pas acceptable parce que kenn mënul wax ni lay Maison Blanche non attends ma daaneel rek kenn mënul wax ni la am Maison Blanche am Élysée am ci système démocratique yu mag yi ñun mënuñu cee yegg foofu te ay sénégalais lañu. ok te Guy Marius Sagna ak yow ak man. gisuma si kenn koo xamee ni mën ngaa xëyal wutal fitna réew mi léegi Cheikh Bamba Dièye honorable discours bii nga ma tenir tey bu la fekkoon ci gouvernement bi lii nga may wax. je pense que ni benn bu ma fekkoon ci gouvernement bi ma am ci cër ba ma ca war a am du ma ko jàpp loolu moom mun naa la ko wax man bu dee man maay jàppee du ma ko mos a jàpp. ndax man dama am benn problème dama am problème bi ma am mooy man damaa takk sama bopp ci buntu assemblée nationale te mënuñu maa àtte ci biir gouvernement ak biti gouvernement li ñu ma mën a àttee man mooy sama jëmmi bopp ak samay action bopp te je veux rester conséquent ak li may def waaw. d'accord kon acte bi mu posé gisuloo ni acte bu ëpp la alkaati yi ne ko taxawul alkaati yi ne ko jaarul nii mu xëppante ak ñoom loolu tam da nga koy rafetlu. mais Pape loolu dama koy rafetlu ndax dafa am lu mu ñu jàngal xam nga yenn saa yi benn problème dina am mu ubbi sa xel ci beneen problème boo xamee ni mosuloo ko woon gis wala boo ko yaakaaru woon ni toll na foofu nan la fukki nit ak juróom wala lu ko ëpp wala lu ko yées mën a jóge place de l'indépendance dox dawuñu ba yegg biir palais wala buntu palais amul suffisamment de force de sécurité ci zone boo xamante ni mooy zone de première sécurité de ceinture de sécurité amul lenn loo xamee ne interféré na ci problème la. mais li nga wax noonu rek mooy joxe dëgg que ni kon normal na pour mu jël ci sanction ba keneen bañ ko defati. non c'est différent parce que ñaari situation yu bokkul la bii dañuy interpréter capacité d'intervention wu suñuy force de police bii ñu interpréter liberté citoyen bi ñaar yooyu yëpp benn bu si nekk dañ ko war a natte na mu war a demee bu ñu amee problème boobu li mu njëkk a feeñal mooy bu fekkonte ni jaay yàlla la truand la wala tappalekat boo xam ne amoon na yéene ju bon ci ñun bu yeggee foofu musiba mën na ñoo dal muy benn. mais nga ñëw ci li nga xam ne nag mooy. les questions kon kay yaa ngi sa bopp comme xam nga ni bu doon keneen la musiba mën na fa xam nga non légitimé wu ma ko déedéet mayuma au contraire dama war a wan ne ni te ça je l'ai dit aussi bien au ministre de l'Intérieur qu'au ministre des Forces armées à l'Assemblée nationale. wax naa leen ni leen chaque situation doomu aadama bi daf si war a jàng la nga xamee ne moo ci wàllam mu retenir leçon yam ca war a def beneen bi nag bi nga xamee ne moo ñu soxal ñun mooy ab citoyen ngay fay sa courant ñu xëy suba ngay fay fukki junne ñu xëy suba yokkal la si beneen juróomi junne ngay fay 30 000 francs ñu yokkal la 5 000 francs ngay situation boo xam ne inclusion la ñu wax inclusion la ñu wax non ñëpp dugal seen xaalis. non ñëpp jàppalante dimbalante. mais charité bien ordonnée commence par soi-même. loolu dëgg la. parce que tey jii boo nee tey jii. béy ci sa wewu tànk parce que yow ñu yore état bi. yaa ñu waxoon ca at yële passé. ni 2020 non seulement sa production électricité day mat sëkk ñaareel ba di nga jaayee électricité ba pare di nga ko wàññi. bu ñu demee ci loolu gisuñu ci dara ñu wëlbati ko gis ni tranche bi ñu naan 600 et quelques millions mille consommateurs yi nga xam ne dañuy de kenn laalu leen ñu vérifier xam na ni am na 0,7 francs yoo xamee ni soit dañu naan ci li nga xamee ne mooy électrification rurale la jëm
wala boog dafay jëm ci li nga xam ne mooy part bi nga xam ne moom la collectivité locale yi am boo ko ci dollee ku doon fay 15000 francs boo demee ba ca fin ba dina si dolli 108 francs 108 francs yooyu multiplié par 600000 koppar la ça fait 777 millions l'année. nga gis ni état bi au même moment boo xoolee facture otoom du standing bi du njëg li moo wàññeeku. nga wëlbati ko gis ni. les institutions yi ñuy jooy président yi li mu wax ci parc automobile. voilà mais da nga lim ci wax. waaw mais ci rationalisation. mais rationalisation boobu moo ko imposer moom mu xam ne am na bërëb bu mu war a dóor. parce que Pape bu ñu nee partage bu coono amee yow mii état ak yow mii société nga doon ki nga xam ne yaay premier responsable recul gestion wala faillite bi nga xam ne soqee ko na foofu boo bëggee crédit bi ci kanamu doomu aadama yi da nga leen di wax ni leen maa ngi tàmbalee ci man. sama kër gii ma yor lii dinaa ko def jëm ci wàllu électricité institution yi ci des yépp ku nekk takk sa biir pour wan sénégalais yi nga xam ne ñoo gën a néewle ñoo gën a ñàkk ni wax ji ak jëf ji ñoo ànd. d'accord mais mënuloo yow sa standing. ak sa situation bi li gën a neex gën a yaatu sa dara wàññeekuwul nga fekk ñu gën a ndóol gën a ñàkk ndax ab retraité boo xam ne mënatul liggéey. la mu war a yokk ci këram mënatu ko yokk nga xëy suba tegal ko ci dara. mais honorable loo mën a wax itam courant bi moom amoon na ay jamono lu ñu la ko jaayee woon nga jënd ko. ala kulli xaal 2010 2011. non gis nga ala kulli xaal. mais loolu xam nga ko xam nga ni amoon na ay jamono. mais dama lay gën a groupe électrogène. dama lay gën a nangam. dama lay gën a mais boobu xam nga ni boobu lu ñu la ko jaayee woon nga jënd ko. mais dama lay gën a conforté. waaw parce que tey jii courant phénomène civilisationnel la. loolu tax muy denrée boo xamee ni di ci wax ay perte xel mënu koo dégg parce que bu ko nit ko amulee da koy jaral lu nekk ndax tey jii mooy facteur de production bi ëpp doole ci activité économique bi. ndax tey jii du jaagee ni rek yokkal naa la sa facture courant. moo tax ñu mën a def li ñuy def. waaw moo tax du yàggee ni yow xam nga yow sax tane nga ndax yaa ngi jël sa publicité mais am na koo xamee ne tey jii sama mbokk mool ba nekk sa ndar tey jii boo ko yokkalee courant am glace gi muy jënd day yokku transport am day yokku ñam war a jàppale day yokku donc du retrouver wu rek ak 7 francs de kii sur le kilowatt. dafay retrouver wu ak. dayoo goo xam moo tax gis nga il faut que nit ñi ñu commencé waat et c'est heureux même waxtaan bi ñu ko tàmbalee moo tax plus que nit ñi gën a impliqué wu ci développement réew mi plus que cause yii nit ñi gën ko ŋànk plus que mu am solo ndax bu dee ñooñ li yàq réew mi mooy lépp luñ fi mosoon a yëkkati am opposition indi pouvoir mais question wu électricité c'est une question nationale question de survie la question de dundin la question de nekkin la de justice la. d'accord et par conséquent état mënul dem ki nii muy demee nii. dafa war a dellu gannaaw ndax am na jumtukaay yoo xam ne bu ci taxawee. mën na endosser li nga xam ne mooy surplus bi nekk ci. kon amoon nga mbetteel ci bi nga xamee ni ñenn ci waa ñoo lànk yi ñu ngi séddale seen ay flyers ñu jàpp leen ci police. bu baax a baax parce que loolu méngoowul ak Sénégal Pape mais ñun xam nga il faut que ñun ñëpp xamante nañu ñii le Sénégalais du nit ko violent. gis nga ñaar moo ci nekk nga bàyyi ma def li nga xam ne moom la ma yoon may def ko ak teey def ko ak teg àndul xeex àndul xuloo wala boog ñu dem wàññeente weex nga jël yat ma jël yat yàq ces deux choix là te réew mi je pense que ni il faut que ñu bàyyi mayante cër moo di ñun ñii nekk ci biir opposition bi ñi ci ëpp si ñun am na ay bis takk nañu suñu ndigg engagé suñu bakkan engagé suñu coono engagé suñu lekk ay xale yu tuuti man sax bu ma ko defee nga ni jar na ko war na koo def mais ay xale yoo xam ne ni xaaruñu ci dara ñàkk nañ ci seen bakkan pour lan pour que les droits élémentaires yi nga xam ne moo lay tax ngay respirer moo tax nga xam mbégte ni Sénégal nga bokk boo demee ba nga xam ne yëkkati këyit jël sa nawle pour li ngay défendre yow mu mën ko xam mënatoo ko am ci sa réew bu ñu la nee démocratie nga fan nga koy gëmee bu ñu la nee état de droit nga fan nga koy gëmee bu ñu la nee yéen a yem ci réew mi fan nga koy gëmee. mais pour yow aussi démocratie mooy envahir mbedd yi jaar ci tali bi pour yow loolu aussi lu démocratie la. mais Pape ci moment boo xam ni keneen aussi am na beneen préoccupation bu dul sa bos. mais sa préoccupation yow warul yàq sama préoccupation est-ce que man nan laay distribuer sama flyer te doxuma jox ko nit ñi nan laay mën a joxe sama xalaat te doo ma ci télévision yi wax ak ñoom
pourquoi yow mi nga xamee ni sama adversaire nga wala boog jàkkaarloo ak man ci li ma taxawee nga bëgg ma inventé mode bu amul fenn ci àddina. ki nga xamee ni flyer la am. bu ko distribuer fan lay jaar ba nit ñi yëg ko. tey gis nañu tey jii ostracisme bi am ci rajo yi ak télévision yi lépp fattu na. il faut que les gens aussi soient inventifs il faut que nit ñi sàkk ay pexe pour que seeni ay préoccupations parce que affaire bi rapport de force la. il faut que ñu créer ci citoyens yi yeewute ak ubbeeku bu war a tax ñi nga xam ne nii def yaa wax baat bi de boo waxee rapport de force su fekkente ni wax nga rapport de force est-ce que kon doo dem nag ci jàmmaarloo dafa war a am parce que bu dee rapport de force la taxawaay bi alkaati yi taxaw dañ ko war a taxaw taxawaay bi état bi war a taxaw si dañ ko war a taxaw. xam nga bi ñu fi toogee ba léegi man waxaguma leen ne la policiers yi au contraire dama xeeb seen taxawaay. moo tax nga xam ne sama position dafa leer nañ dama xeeb seen taxawaay parce que am na lu mu ñu jàngal suñuy déficit sécuritaire par rapport ak terrorisme par rapport ak yu bare te loolu état war ci def ay taxawaayam. je pense que ni xam ne ñi may waxal xam nañ li may wax lu mu doon. dafa ñu war a indil aussi citoyen bi exercer ay libertéem te exercice su liberté yooyu moo ñu war a mën a permettre ku nekk suñu gis ci suñu bopp. bi ñu ko ñàkkee am. on est foutu. On n'a plus d'état de droit. Parce que état de droit, ce n'est pas le droit du plus fort. gis nga policier bi première fonction mooy assurer sécurité wu citoyen bi. du assurer sécurité wu président de la République au sens dafa am conflit ak citoyen bi. gis nga moo tax ma ni la le débat de fond. débat d'institution la. du débat wu dialogue national. parce que lañ fay wax foofu. amul fenn fu ñu koy wér après. d'accord honorable kon ku la dégg moom jarul sax ngay ñuy am ñaari xalaat acte bi nga xam ni daam bi def na ko ci Londres ci président de la République pour demander libération Guy Marius Sagna ci foofu nga xam ne bitim réew la loolu moom da nga koy apprécier kon xanaa. aw moom pour apprécier mais comprendre naa ko bu baax a baax. xam nga lu tax moom laa doon wax ni la ab undu boo ko tëjee ci benn nekk tëj parenthèse tëj fenêtre tëj bunt yor sa yat di dóor. bu la songulee c'est que du und dina am fenn foo xamee ne boo fa yóbboo nit ñi bu nit ñi jëmmee naan lu tax ñu defee nii lu tax ñu defee nii il faut que ñu xool la cause yaakaaroon ñu woon suñu amoon liberté d'expression yi interne ci suñu biir su fekkoonte ni tey jii boo bëggee def meeting kenn du la tere nga dem ci saal ñu jiitu napp waaja nga dem feneen ñu jël beneen waaye teg ka fa yaakaaroon ni c'est liberté simple yi nga xam ne mooy neexal réew mi moom lañ daawoon di am même jamono yu gënoon tàng sax sa jamono Abdou Diouf dañ ko amoon doon ko exercer mais tey jii recul sur recul et c'est pourquoi parfois ça fait mal quand à l'étranger tu vois un président de la République extrêmement vulnérable parce que nit ñi boo leen tëncee yépp xam ne àddina léegi c'est multipolaire tey boo ma ñëwee Sénégal mayoo ma fi dara boo demee bitim réew du ma la may dara mais est-ce que fu ñu jëm da ngay dof lu maa la gën a mënal dara loo may mënal dara mais da ngay dof lu maa la gën a def lu tax ñu war a yegg foofu te waroon mën a les règles yi ma lay wax les institutions la force de nos institutions les hommes nit ñi nga xamee ne ñoo war a am fulla am fayda te bañ a nekk ay tarbiyakat ay jimaamu exercer seen responsabilité tey ji bu juge yi matoon lu ñu waroon mat ci wàll googu amaana tey ji kon respiration dina am te président dina tukki dem fu ko neex tàccoog sant ak gërëm ndax as gan bu ñëwee da nga koy teerul teral ka mais boo demee ba nga xamee ne bu ñëwee dootul doon ci sa kanam gan wala leneen lay doon je pense que ni ce sont les causes internes yi nekk ci biir réew mi moo ñu ko honorable am na lu ñuy dégg ndéem xam naa ne yaa ngi koy dégg muy troisième mandat bu président Macky Sall dafa mel ni sax am na fu ma for nga ni loolu du sax troisième mandat coup d'état la coup d'état constitutionnel la xam nga lu tax parce que wax ji dafa warul mën a nekk ci réew mi ngir ñaari mbir benn bi si njëkk mooy moom président de la République Macky Sall moo ñu indil constitution ci ay anam yu leer naññ wax ca wax ju leer naññ ba pare commenter sénégalais yi constitution ba la mu waxoon ba léegi dafa am loo gis lu ko dindi non moom attends même ma yeggale rek ma ni commenter sénégalais yi constitution bi mu ñu wote lool ni mandat yi moom ci moom jeex na kon pour man lu ko fi mënti sulli faux débat la lu ñuy sonal la lu ñu amalul benn njëriñ la bu ñu demee nag ba jamono candidature jot moom Macky Sall wala keneen ku ko ci ànd ak moom xëy suba ni kat nee nañu dafay déposer candidature am déposer na candidature du troisième mandat ndax suñu constitution tënk na ko nee na ñaari mandat yu toftale nga mën a am te mënul yokk jëm ci leneen moom mu commenté que ni ko loolu mooy li am jeex na par conséquent il faut que ñun ñu xam ni fii ñu toll ni léegi
gumba war naa tal leneen lu dul tëbi teen tey suñu problème mooy suñu problème sécurité dëkkuwaay bi ndax jag naam jagul ndax sénégalais bi bakkanam a ngi ci xottam déet est-ce que condition de vie qualité de vie koppar yi mu war a am pour dund ko jag sàmm ay njabootam ci sécurité da nga ko xeeb. dama koo xeeb bu baax a baax parce que li ñu dimbaleegu ak li ngay dégg ci réew yi la wër yëpp. waaw parce que lépp di musiba. sant yàlla xam nga sant yàlla ndax su réew yooyu dañuy jouer ci ñun rôle zone tampon xam nga sa nawle doo ko yéene lu ñaaw mais suñu ceinture de sécurité ñun dafa yaatu ba jëlaale Mauritanie jëlaale Mali jëlaale Guinée parce que foog problème ñëw ci ñoom ñu koy gis muy évoluer ba muy yegg si ñun mais du performance interne bu ñu amagum. te ñu sant yàlla ba ñu amagul benn yoon boo xamee ni dinañu natt suñu capacité te yal nañu ci yàlla musal ñu bañ cee yegg mais li am solo et je pense que ni condition yooyu mooy condition extra yi nga xamee ni si la ñu waroon liggéey pour wax ak nit ñi ci télévision yi ñu xam nan la ñuy demee ci mbooloo boo déggee tell ci mbooloo lan moo war doon sa première préoccupation ndax bu ñu fàttalikoo Sonacos ña fa faatu woon kumpa moo leen rey mbir nee na ji xamoo nu mu demee nga dem di wutloo nettali ba musiba fekk la ci tey ji problématique u conflit diggante réew ak réew dafa soppeeku dañu war a dimbali nit ñi si anticiper ci li nga xamee ne bu ëllëgee bu ñëwee si ñun gaañ ñi bañ a metti moi je pense que ces questions là plus les questions yi nga xam ne moo jëm ci transparence utilisation alalu réew mi ak investissement catastrophique yi ñuy def yooyu je pense que ni moo ñu war a itteel yan xeetu investissement benn bi ci gën a bon tey jii ma jàpp ni fanfarono la folklore la teguwul fenn mooy terre bi ndax tey jii boo nee da ngay xëcc ci dem jam ñaaw jow 30 et quelques kilomètres nga ni 800 milliards nga fay def te jam ñaaw jow kenn nekkagu fa nga ni da nga koy taaw yi jëmale jas nga ni dina yegg 1000 milliards. mais Cheikh Bamba xanaa yow ci xaalis bi ngay wax mais doo ma wax ni ma xanaa bijou bu mel noonu. doo ko apprécier. waaye yow mais bala nga naan naam ne fa yow du sa priorité ndax amul la njëriñ te je vais te le prouver. transport du sa priorité. non transport suñu priorité. ak ni nga gis dëkk bi jafe-jafe embouteillage yi nga xam ne moom du type de transport boobu mooy suñu priorité. parce que cible yi ñoo bokkul parce que tey jii da nga génne Ndakaaru yóbbu ko ci benn barab boo xamee ni kenn nekku fa jóge fa bëggaat demaat si beneen barab boo xamee ni. la fa nekk man ba ma doon wax bu njëkk ñoom boo seetee seeni chiffre bi ñuy annoncé chiffre yu njëkk yi dañ ni pour 150 000 voyageurs jour la ñu waxoon ci terre bi toog ñu ma attaqué leen assemblée nationale indi leen preuve ñu indi 115 000. mais jamono yam leen doon wax aéroport bi dama ko estimé woon ci chiffre yi ñu avancé woon ni 5 millions de voyageurs lay am chaque année mais tey jii aéroport bi 3 millions de voyageurs la am. kon tey jii même bu demee foofu 10 000 voyageurs yu wóor. yu ñu war a mën a dugg ci terre bi du ci nekk te 10 000 voyageurs yi dina am borom oto yi ñiy jël taxi ñi nga xam ne seen mbokk moo leen di indi mais Pape gumba war naa tal leneen lu dul tëbi teen tey dañoo am ay de vrai problème de développement te bu ñu demee ci biir waxtaan bi mën naa la indil ay ultra priorité yoo xam ne mooy allez-y benn 800 milliards ñu dugal ko ci foofu wëlbatiku jëlaat BRT ni 300 milliards extension VDN ni 100 milliards et quelque nga dem Ndar depuis 2003 bi ñu ubbee brèche bi ñu ngi nekk ci entre 450 jàpp 500 bakkanu doomu aadama ay ndaw yoo xam ne ay waxambaane yoo xam ne ñu ngi ci fukki at ak juróom benn jàpp fanweeri at ak juróom yoo xam ne seen bakkan des na ci. mais Macron dégg nga lim ci wax aussi. ak le président de la République. xam nga ak engagement yi nga xam ne jël nañ ko ci. mais man xam nga yoo xam nga ni xam naa état xam naa durée projet yi ak engagement internationaux yi boo fàttee sur le climat. depuis plus de 35 ans ñu ngi wax ni dañoo bëgg indi 100 milliards de dollars chaque année ba léegi dara génn gu ci te bañ ko fi waxee léegi ñaata at ci toj mais à côté de ça yow nan nga mën a jël 800 milliards dugal ko foofu te lii ma lay wax nii defar bël bi stabiliser ko defar booru géej gi génne benn zone tampon ak tëli jël ay kër yi nga xam ne impacté na la nga dem yóbbu nit ñi tabaxal leen ay kër ñu dëkk fa loolee lépp matul 150 milliards. ci budget boo xamee ni 4000 milliards la amul at boo xamee ni depuis ba législature bi tàmbal amul at boo xamee ni sama rangen ak sama coow ak sama wax weesuwul indi leen li lay war a suuli bu doon France wala muy beneen réew ci àddina ñaari bakkanu doomu aadama Pape fu ñu dee. waaw mais Cheikh Bamba nekk nga fi ci gouvernement bi nekk nga maire ci Ndar mais lan nga ci def ci li ngay wax ni xam nga ba ma nekkee maire Ndar
nekk nga gouvernement nekk nga maire ci Ndar lan nga fa def. moom laa lay indil nii léegi di nga comprendre que ni dëgg man mi nga xam ne simple maire laa maa mënoon loolu bu ci état jàppoon kon jeex na bu yàgg. gis nga dama nekk maire 2009 fukki kër ak benn yàqu ña nga xam ne ñëpp seen kër yàqu nañu ma wuti terrain jox leen ci maire yi. yamu ci loolu ma convoqué forum international sur le changement climatique. yàlla defal ma am partenaire ONU Habitat ak réewu Japon ñu jàppale ma ñu tabax 68 kër. pour changement climatique. loolu yëpp def nga ko fa ci loolu yëpp def naa ko ci Ndar googu. terewul ñu jëlee la fa. non mais xam nga problème bi. Cheikh Bamba gis nga loolu yëpp li nga ma wax ni yëpp def nga ko fa. non mais xam nga gis nga man da ngay dem Ndar gis que kër yaa nga fa nit ñaa nga fa xam nga pour dire simplement que ni boo gisee. man gis nga yaa ngi wax évolution ci taxawaay sama évolution sama taxawaay mooy que ni man intérêt réew mi. ak rationalité wu dépense yi ñuy def ndax bu ma leen ne am nga 4000 milliards ñeet fii ñaari dërëm ñetti dërëm 1 milliard ba génne 150 milliards du doon problème si ñun. am nga ay eurobond. bu la neexee leb benn jour ñu indi la 150 milliards. donc problème volonté la pour yow problème de respect la. pour yow état bi joxuñu respect Saint-Louis joxuñu respect doomu aadama yi. ok et particulièrement ñu nekk foofu parce que damaa jàpp ne fu imaginer nga lal 450 néew ci benn place 450 citoyens yoo xam ne àq ak yelleef yi ngay revendiquer ci réew mi moom la ñu am ci réew mi ñu am pendant tout le temps gis nga boo tàmbalee 2012 ba fi tey jii nga def 3500 milliards multiplié que génn ci 4 ak année bii bees plus de 22 000 milliards consommé nañ ko ci Sénégal mais yii c'est des problèmes de société c'est des problèmes de justice et de respect affaire bi booy seet néeg la ak xol bu dëgër parce que boo amee benn farata bu ne këtt ni jonn nga teg ko fa dem lu mën a jël 800 milliards dugal ko ci teer c'est que da nga yebaate ñu ne déedéet waay nga fekk ñoo xamee ne am nañu tëli ci biir Dakar muy VDN bi nga dugal leen 100 milliards pour yaatale leen ko te ay nit di dee fale da nga yebaate te yooyu mooy déficit yi nga xam ne moom la ñu war a régler suñu réew suñu bëggee nit ñi yëg nii tamit ci la ñu bokk. d'accord mais honorable je pense que discours bi du discours campagne. non absolument pas ci élection locale yi pour briguer waat encore la mairie de. wallaahi yàlla mi ma tiim xam na ni ça n'a rien à voir. mais sa intention la yaa ngi koy xalaat. non dinaa ñëw ci loolu. waaw mais baal ma ñu egg si ci. waaw mais xam nga mairie ba xam nga intéressé ba tey. ah oui. parce que man doomu dëkk balaa. d'accord xam nga mais dama bëgg ñëw ci àll kala ji parce que bëgguma ñu mu bon bu façade bii nëbb affaire yi mais dàqal Bamba ji. mais man aussi bëgguma façade bii nëbb affaire yi. justement donc ku nekk si bëgguma aussi vraiment. c'est vrai ku nekk si ñun na def géom. mais li ma bëgg man. te maa ngi lay sant bu baax ci opportunité bi nga ma may mooy nañu jël Bamba ji génne ñu jël campagne municipale Dindi ñu teg la réalité de la société saint-louisienne nga ni Langue de Barbarie lu mat 100 000 personnes ñu nga fay yeewoo. ñoom ñëpp seeni écoles yi nekk ci Gendar doxatul depuis dernière mande bi donc seeni ay doomu jàmbur yaa ngi dem seen doom yi taxaw benn place. nga ni booru géej gi depuis boobee ba léegi prochaine mbënd bi keroog bu mu njëkkee am dañu jël 3 milliards 6 jox Eiffage. mu ñëw indi leen ay gabion maanaam ay grillage dugal ci ay xeer lal man maa njëkk wax ni dans un milieu marin. boo xamee ni force houle bi kenn calculé ko jël 3 milliards 600 sànni foofu xeetu fonto nit ñi la c'est de la politique politicienne te amul njariñ. la preuve 3 milliards 6 yooyu ñàkk nañ ko te fajul suñu soxla. yooyu laa ni. mais effort la aussi. effort la aussi. non du effort parce que un état effort caaxaan la parce que gis nga un état. non yaa ko qualifié de caaxaan yow. caaxaan la. waaw non mais yaa ko qualifié yow de caaxaan. waaw man comme sama wax la. sañ naa ko wax naa ko. mais effort la mais kon effort bu amul benn njëriñ ngoog. li ci am solo ba am solo daal mooy un état du yow du man duy jóg ci benn mbir. day am ay études yu wóor. gis nga man en tant que maire jamono yi ñu ci nekkee mu affaire bi ñoñu ma dama wuti bureau d'étude Hollande ONU Habitat jàppale ma ñu ñëw defal ñu étude Saint-Louis étude boo xamee ne li ko taxoon a jóg mooy xool vulnérabilité maanaam woyofu dëkkuwaay bi ak insécurité bi mu àndal par rapport ak phénomène yu bees yi nga xam ne mooy mbënd mi jógee ci géej gi ak bi jógee ci d'accord léegi ñu ñëw ci ambition bi encore pour retourner ci ville bi est-ce que dina yomb ci yow Mary Teuw Niane
dégg nañ ko mu wax candidature am ak yéeneem pour la ville de Saint-Louis yaakaar nga dina nekk lu yomb bu fekkee lu am la sa ambition boobu. man bu yomboon sax du ma intéressé. ok ndax dëkk boobu boo seetee 10 août 1892 communalisation moom la ñuy def journée africaine de la décentralisation. kon Ndar dafa am histoire ci wàllu décentralisation ndax maire yi njëkk fa la ñu nekkee. mu nekk boo xamee ni dafay symboliser Sénégal ci histoire culture religieuse am ak culture intellectuelle am. tout à fait ci mouvement d'émancipation am effectivement ak ni mu formé élite yu njëkk yi ci réew mi. donc dëkk boobu jàpp naa ni. dara mënul yomb wax dara mën fa yomb. te bu doon suñu sago ñi gën a gën sa réew ma. d'accord jóg taxaw bokk ci ndax loolu rek moo ñu mën a avancer loo. da nga ko xalaat ànd ko ak ànd taxawu Sénégal ak Khalifa Sall wala noo ko xalaatee. Khalifa pas seulement Khalifa. du mais Khalifa man rek précisément Khalifa laa la laaj. mais absolument. man waxoo ma simplement man maa la laaj. waaw man maa la tontu ni la waaw. ak Khalifa. ndax ànd wa gënoon def naa la ñu passé moo gënoon a jafe li nekk suñu kanam. ok ci bi mu la seetsee waxtaanee ngeen ko. non xam nga gis nga sama diggante Khalifa aussi il faut que ma dolli ci yokk xalaat nit ñi. da di acteur politique mais acteur politique comme ni nga xamee ne cause nationale yi ni ma intéressé ma gis ni ku ñu tooñ la. ma engagé wu spontanément. parce que bëgguma man tamit situation boobu dal ma def ci sama kàttan ci biir nag yàlla def ci ay affinités yoo xamee ni dëgg la démb amoon na ñu àndoon ci biir xeexu 2012 boobu effectivement bi ñu ñëwee. ndax waxtaan ngeen man koo taxawu Sénégal ci local yi. ah waaw ñu ngi ciy waxtaan kañ. yéen a ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy waxtaan du foofu rek dinañ ko yaatal bu baax a baax. ndax xam nga affaire bi moom je pense que ni yow mi yaa ma gën a xam na muy demee. xam nga ni moos loolu laa bëggoon luy ëllëg lu nekk. waaw luy ëllëg lu nekk te di ñëw. da nga koy waaj ak ñi nga xam ne moom nga jàpp ni booy jóg bu ñu jógee nga jóg boo jógee ñu jóg. kon Khalifa tekk bi wute naag niñ ko xalaatee quand même. mi ngi am lu muy waaj. man jàpp naa ni sénégalais bu nekk war nga nangul dara jëmm jooju di Khalifa Sall. moo di que ni mag mu dal la. yëfam amul lenn lu mu ciy précipité. te jàpp naa ni aussi réew mi ñor na ko ñor goo xamee ni. accident ak positionnement boo xamee ni teguwul ci xel. da koy moytu bu baax a baax. et aussi surtout que ñu xam ni système bi ñuy xeex. ak li ñu fi jooy dara soppeeku aussi. ndax moom ak ay morom yu bare ay victimes lañu ci mode d'organisation politique bi nga xamee ne amee nañ ko. ci réew mi et par conséquent lii ko dal nii ak fi mu si toll ku yaakaar ni rendre nañ ko justice da ngay fo da ngay caaxaan tey jii la gën a vulnérable. tey jii la ay droit am gën a manqué parce que fañ ko jaarale ba yegg si fa suñu dee waxal dëgg rek te bàyyi caaxaanu dialogue ak yooyu dañuy fexe les vraies questions yi nga xam ne moo nekk si réew mi ñu indi ci ay solution mooy ku ñu tooñ ku nekk ay bëldeeg yooyu taxul dañuy dem fa tooñ ba nekkoon ñu effacé ko nga mën a retrouver l'entièreté de tes responsabilités. dégguma li nga wax. waaw kon ma baamtuwaat ko. waaw dégguma ko de li nga wax. li may wax mooy libération Khalifa Sall alhamdulilahi rabbil alamin ndax moom sa bopp dox dem moo gën foofu ñu yeew la ci benn barab. waaw jotuloo ko waaye dama ni. libération boobu libéré wu ka jëmm ji la libéré waaye libéré wul potentiel politique am bi mu yor. mooy ambition. non du ambition bi mooy capacité à agir et à intervenir ci suñu processus électoral. léegi war a mën a am sañ-sañu bokk ci élection. potentiel boobu lan moo koy libéré te bu ëllëgee lan mooy libéré potentiel bi. mooy wax ji ak. xeex bi nga xam ne dañ ko war a mëne pour que man ak yow ak suñuy moroom yi ak yelleefi doomu aadama yi bëgg benn président de la république wala bëgg benn acteur politique bañ ko salfaañe l'état de droit institution respect. d'accord c'est-à-dire bu wute lool dialogue ak yeneen yi nga xam ne ba tey dégguma la mais duñ ci tardé xam naa ni xëy na ñi seetaan ñoom dégg nañu la ci li nga bëgg a wax ci kaala Khalifa Ababacar Sall question bu mujj bi nag fekkee la ci boole muy liy xew ci biir APR gis naa coow loo xam ne mi ngi dox ci diggante Moustapha Diakhaté ak partem ba ñu dàq ko ci boobu parti ban gis-gis nga si am ci loolu. moom xuloo ak bëjoo fu mu mënti am man de gënaluma ci mu anam bu mu mën a doona mënuma cee wax comme na ma la waxoon ci tàmbali ba ci kaabale rek laa ciy wax mais li ma mën a wax man jëm ci kaa boobu moo di day Moustapha Diakhaté ci li ma xam à distance ci moom sans àtte ko sans dugg ci conflit bi xam naa ni ku am fit la ku am fula la ku ñeme li muy wax la te koo xamee ne li muy wax aussi li ci ëpp lu tegu ci yoon la et j'estime que ni aussi ci réew mi ñu nekk nii parti politique yi ak société bi dañoo war a commencer jàng ci situation yi ñuy nekk nii
ñu war a mën a mayante respiration. ok respiration bu ñu mën a permettre expression yi am. te li nga xam ne mais comportement am doon nga ko yow apprécier ci sa parti. waaw mënuma ci dara. non dama ni comportement en tant que militant. non mënuma ci dara est-ce que doon nga ko apprécier yow. bu fekkoonte ni sa biir parti xam nga gis nga ku mu doon sa sago ku nekk. waaw sa parti doo am benn coow. ku mu doon sa sago ku nekk ci jàmm ak salaam ngay nekk waaye bu problème yooyu amee ci sama parti mënuma ci dara ndax système mu Sénégal fii ñu toll tey jii ak évolution doomu aadama yi moo xajoowul nga yeewu nit ñi ci benn kànnaar ak ci benn pax ni leen du ngeen ŋaangu du ngeen wax. ok te loolu aussi. xëy na li ko indi sax boo ko seetee ba si biir mooy coowal 3e mandat ak jàppal indil fii ak amal fii et cetera te processus d'évolution réew mi moo toll foo xamee ni évidemment bu ñu demee ba nga xamee léegi li wér bu wóor mooy mandat yee jeex na foog ku nekk am noo waxee ak noo taxawee. d'accord jërëjëf honorable député Cheikh Bamba Dièye ma bàyyi la ci ay minutes bu fekkee am nga message booy def. message bi may def nag. mayoon nga ma tuuti sax ma wax ci mais dama ciy dolliwaat ndax dëgg-dëgg xaw naa nekkuma sax ci liberté pour mën a ñëw mais yow ak ni nga ma woowee foog ma ñëw teew ndax xam naa ni plateau bi plateau bu sénégalais yi di déglu man dama bëgg rek sénégalais bu nekk boo may déglu nga xool doomu Sénégal buy wax ci benn situation boo xam ne dafa xew ci Sénégal moom laa gën a miin ndax fa lañ tege sama laaxu ngénte muy Guet Ndar ak Langue de Barbarie 2003 mbënd moom fi amoon muy inondation bi moo taxoon ñu ubbi woon benn brèche bi ñu koy ubbi 50 centimètres la woon bi mu amee fan mu nga dépassé presque 50 mètres boo demee ba mu amee ñetti weer yegg na presque si 800 mètres mu doonoon opportunité pour ñiy dem géej dootuñu jaareeti di traverser vague yi jaar ci biir brèche bi mais brèche boobu ba ñu ko ubbee ba léegi nee naa leen ñeen fukki doomu aadama ak juróom fukk seen bakkan rot na ci te ay waxambaane rek la. bu dee 450 mooy ñeenti téeméer ak. waaw mooy ñeenti téeméer ak juróom fukk. ñeenti téeméer ak juróom fukki bakkan. des na ci. kon li ñuy wax ñun moo di gouvernement wu Sénégal dafa war a takk fitam takk fulaam te xam ni li ay di jàmbat ci réew mi amu fi benn priorité bu ëpp doole priorité defar bël bi ak defar booru géeju Ndar ndax 100 000 personnes. ñoo fa yeewu ay gone nga fa ay maga nga fa te bu géej gi doxee jëm ci seen kaw pompier du ko gaawee ba musal leen keneen du ko gaawee li ñuy laaj du ay milliers de milliards boo jëloon li ñu dugal ci terre bi da nga koy diviser par presque 4 pour doo tax nga jot limba 150 milliards ci budget national 150 milliards ci lépp ñu régler bëlu Ndar stabiliser ko defar booru géej gi def fa digue de protection ak route boo xamee ni dafa mën a jaar ba pare képp koo xamee ni sa kër yëkkati nañ ko ñu wutal la kër gu baax boo mën a dem dëkk fa lii laa ni su fekkente ni dëgg-dëgg li ñuy wax am na maanaa ci réew mi intérêt national tax na ñoo jóg priorité ngi nii te man ki sama xayma en tant qu'expert et en tant qu'acteur politique gisuma tragédie boo xamee ni ëpp na lii ñàkk koo def nag mooy ñàkk fulaal nit ñi mooy ñàkk leen respecté mooy ñàkk leen ormal mooy ñàkk leen boole ci li ñu bokk te wolof nee na génn fas moom bu ko sàngalulee awraam dàqalu ko weñ dagg sànni moo ko ci gën képp koo xamee ni sénégalais nga daal ak foo mën a nekk nga xam ne Kafountine wala Ziguinchor wala Tamba wala Matam wala Podor xamal ni daal jooy nañu suñu jooy ñun te ñun alal ji ñu bokk ñun ak yéen la ñuy ñaan ngeen jàppale ñu ci ñu àndandoo wax ak gouvernement bi seen xel dellu si ñu xam ne priorité bi du BRT du TER du élargissement sax VDN bi mais vraie priorité bi ñu am ci réew mi mooy xettali doomu Ndar yi nga xamee ni seen bakkan a ngi ci xoot. jërëjëf honorable Cheikh Bamba Dièye mbokk yi mu nekkoon suñu invité tey ci Faram Facce ma gërëm ko bu baax ni mu ko waxee dëgg la ci tawat wax dëgg yàlla ni mu ma ko waxee woon noonu la demee te rewul mu ñëw wuy suñu waaye nag loolu defal na ko askan yi defal na ko télévision Futurs Médias defal na ko émission bi di Faram Facce ñu ko ci remercier à sa juste valeur di ko gërëm bu baax mbokk yi ñu leen di jox rendez-vous incha allah ci beneen àllarba bu ci yàlla andee jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp